bi nga xamee ne sa kàddu Cheikh Mbaye mii nga xam ne moo yor bureau bi dégg na ko yëgal ko mu wax ko ne kon na ngeen ko ubbil bureau ba te wut ay sees ak i tiraanga teg ko fa te xam ne loolee muy def ndawul sëñ Touba la ndax Touba képp ku fi dox di def loo xam ne luy aar Touba la ndawul sëñ Touba nga kon nag na ngeen ko fonk looloo tax Cheikh Mbaye daal di mobilisé wu wax mboolem délégué quartier yépp tey la leen woo del 39 délégué quartier yi nga xam ne ñoo nekk Touba Mosquée tey jii ci yor leen woo ñoom ñëpp ñëw nañu ku ci ñëwut sa ndaw teew na sëriñ bi nee na sëñ am sa nee na mi ngi leen di nuyu ci turu sëriñ Mountakha Mbacké sof ko ci turu sëñ Sidi Mbacké mi nga xam ne moo ko fi teg ak mboolem chef de village yi nekk Touba gépp ak mboolem chef de quartier yi nga xam ne ñoo nekk Touba Mosquée ak wëllëreem wii di sëriñ Mawo Sall nga xam ne mooy chef de village Touba Guy Mbind nga xam ne ñoo lëkkaloo bokk liggéey bi taqaloo Guy Mbind ak Touba Mosquée taqaloo tax ñu bokk liggéey bi ba tax bureau bii tey su Guy Mbind ñëwee mën na fee dugg bu Touba Mosquée ñëwee mën na fee dugg looloo tax sëñ Mawo bi mu ñëwee xàmmee wuñ ko ak chef de village Touba Mosquée kon monsieur le commissaire sëñ am sa nee na mi ngi leen di sant li leen gërëm ci seen taxawaay bii nga xam ne taxaw ngeen ko ci mbir mii nga xam ne ñor na président de la république ñor sëñ Mountakha ñor préfet ñor gouverneur ñor monsieur le maire mi nga xam ne moo yor dëkk bi ak moom mi nga xam ne mooy chef de village dëkk bi nga xam ne dara ñoru leen lu wéradi gi bi nga xamee ne jóg na gis ne ñi mu ñoree président mu joxe ci ndigal moom nee na sëñ Amsatou Diakhaté nee na mi ngi wax mboolem kuy chef de village Touba ak mboolem kuy chef de quartier Touba ngeen fonk wax ji nga xam ne président wax na ko sëñ Mountakha digle ko médecin bi digle ko muy set raxasoo saabu teel a fatu tey soreñe te bañ a joxante loxo te ngeen toog seeni kër ba feebar bi wér loolu ndigal loolu sëñ am sa ne man moom laa joxe ci ndigalu sëñ bi ngeen di teel a fatu te bàyyi joxante loxo te bàyyi jaxasoo bi te ngeen toog seeni kër toog leen seeni kër ba feebar bi wér loolu la sëriñ bi santaane sëñ am sa ne moom it loolu la santaane sëñ Cheikh Mbaye mii nga xam ne moo fi nekkal sëñ am sa nee na loolu la sëñ am sa santaane toog leen seeni kër tey raxasoo saabu te def li médecin bi wax di def li sëñ Mountakha santaane di def li président de la république bëgg ndax li mu bëgg yéen rek la ko bëggal kon nag monsieur le commissaire sëñ am sa ne mi ngi lay sant bu baax di la gërëm monsieur le commandant Diakhaté sëñ am sa ne mi ngi lay sant bu baax di la gërëm ci mobiliser bii nga xam ne si yéen a ngi ko mobiliser di la ko yóbbanti ci say kilifa nii ngeen def bu guddee ngeen àndandoo dugg dëkk bi naan nit ñi dugg leen seeni kër xam nañ ne sax yéen a ngi jee dégg lu dul noonu waaye fekk na ñooñu dañoo xamul waaye yéen ñoom rek ngeen di dimbale ndax bu deen seeni doom ak seeni soxna du ngeen dugg ci dëkk bi guddi kon nag ne mi ngi leen di ñaan ngeen muñ loolu leen di nit ñi wax te continuer ci lii ndax lii mooy ndigalu sëñ bi mooy ndigalu Macky Sall mooy ndigalu ñoom ñii kilifa nga xam ne ñoom lañ teg ci dëkk bi nañ leen di teel a tëdd yéen sa délégué quartier yi nag ak chef de village yi li nga xam ne moom la commandant bi bëgg a wax dëgg-dëgg mooy moom mënuñu ñoom képp bu ñu jógee di guddi ñiy dem di topp naan tëri leen waaye mu bëgg yéen ñi nga xam ne yéen di ay chef de village di ay délégué quartier yéen a jege population yi mu jox leen ndigal jox leen tiitar bu toll ni yéen ak ñoom yéen a ma yem képp kenn ku nekk na population bi xam ne chef de quartier ba mooy commissaire chef de village ba mooy commandant ku ci gisub chef de quartier lu mu la wax soo bañee jàppane bañal nga ko commissaire bi te su wootee bu ñëwee lu chef de village wax des na ko def ku ñu dugg leen ci kër gi ku ko chef du quartier bi wax nga bañ su wootee bu ñëwee danañ la fekk sa biir kër na leen da tax nga bañ ndax lii ñu santaane santuñu ko ngir ñoom feebar bi la ñuy fegu te ñëpp xam ne li feebar def ci réew mi kon nag monsieur le commandant lii la sëñ Cheikh Mbaye waxam ne naa ko wax ci turu sëñ Amsa mi ngi leen si sant di leen gërëm. muy kàddu yi nga xam ne si ci xool ngeen ko tibbe te it gis nañ ni defar bi ñun sax avant ñuy jóg jiitu ngeen ñu ci muy lu ñuy rafetlu li ko tàmbalee ci commissaire Sarr
divisionnaire Sarr bu Jannatu commencé ci commissaire Thioban bu Ndaamaatu commencé ci commissaire Faye bu Guy Mbind commencé ko ci commandant corps urbain bu Jannatu commandant Diop ci commandant Diatta bu Ndaamaatu ak man mii di commandant Jaxate ba mbir mi taxawee ba léegi wala boog biñ nee Touba gis nañ ci kaa ba léegi noppalu wu ñu bàyyeeku wuñu te duñ ko mës a bàyyi li ngeen wax nag daanaka dañ leen ciy fekk si ndax mënoo wax police de proximité te sukkandiku woo ci chef de quartier wala délégué de quartier wala chef de village ça c'est inadmissible loolu mënoo ko def mi ngi mel ni nit fekk la sa biir kër jéggi la di wax ak say soxna wala wax ak say doom bàyyi la yow borom kër gi boobaa du am dëgg kon ci yéen la ñuy sukkandiku teewaay bi ngeen wax ak am contact ak yéen man defaguma fi ñaari weer wala ñetti weer moo tax bi ma gisee bi may wër ba si ak ma ni mais pourquoi pas ma dajale chef de quartier yi wax ak ñoom rencontrer leen d'abord def prise de contact xamante ak ñoom parce que mënoo def sécurité police de proximité di assurer sécurité te jegewoo population jegewoo chef de quartier mënta ne looloo tax kon daje bi na seen xel dal ci présence boobu ak daje boobu na ci seen xel dal dégg naa ñuy wax renforcement d'autorité maanaam seen cër seen gëdd ci seen chef de quartier kooku na ci seen xel dal ndax man dama koy faral di wax éléments yi nekk ci terrain bi maa leen fa yebal ku dal seen kaw daloo seen kaw ñoom man sama kaw nga dal kon kay yéen chef de quartier yi ku dal ci seen kaw dalul yéen seen kaw ci ñun ñii la suñu kaw la dal kooku na ci seen xel dal ñun dinañ ci taxaw suñ kemtalaay kàttan ndax yéen bu ngeen amee jàmm ñun ñu am jàmm mais bu ngeen amul jàmm ñun du ñu am jàmm donc force mooy ñu dooleel leen jox leen seen gëdd jox leen seen cër jox leen seen matuwaay ak seen wàccuwaay nga xam ne au moins ku ngeen mën a waxal ci quartier bi dana xam ni kat kii kat am na cër bii am na cër bii am na cër bii te nag seen xel daal du ñu yem ci réunion bi kese dinañ def la tuuba ku ci ne ku ne ca quartier ba nga ne dinañ la woo comme yaa ngi ak sa numéro ñu ne la heure tel dinañ ñëw ziar si la bu ko defee waa quartier bi dinañ gis ni yow mii kat am nga ñu la dooleel am nga ñu nekk sa ginnaaw ndax wat gaal kat day ànd ak yëgoo loolu am na ci solo bu ko defee yow loolu dana la dooleel keneen ku la bëgg faagaagal dana xam ne am na ñu nekk sa ginnaaw kooku na ci seen xel dal incha allah dinañ ko def. am na sëñ bu wax mbirum identification loolu organisation boo gis wala boog taxawaay boo gis ña fa ne dañuy am carte de membre wala boog carte de délégué de quartier kooku c'est facile à organiser loolu moom suñu jógee mën nañ xam nan la ñuy defee ak sama maam ji ak yenn kilifa yi ñu xool nañ leen ci mën a jàppale ba ngeen am confection ay carte yoo xam ne day wane kat kii délégué de quartier Guy Mbind la wala kii délégué de quartier Ndaamaatu la wala délégué de quartier Mbodiène wala Ndoyène wala nangam sangam nga xam ne prochainement moom tamit fu ñu koy gisee bu présenté wu dana génnee carte am ni kat man maay délégué de quartier bi parce que yeneen secteurs yi sax da ngay gis dañ fay teg benn drapeau dañ fay teg benn drapeau loolu aussi muy lu am solo incha allah dinañ ci taxaw. bu weesoo loolu bëgg naa aussi yéen délégué de quartier yi seen buntu kër yi ah da ngeen fay def ndox de waaw def leen fa ndox ku ñëw di raxasu parce que yéen a ko war a jiite ah am déet yéen a ko war a jiite yéen a war a joxe le bon exemple man su ma dee yebal ñoom sama kilifa yi sama xarit yi di leen yebal ci tool bi ba pare tëdd di nelaw kon du ma xam waa kër sa ñang tëdd nañ de du ma xam comme waa Soura nelaw duñ nelaw guddi mais parce que su ma leen yebalee day fekk ni man tamit maa ngi ca kanamu oto ba donc nit lu muy woote day fekk moom moo ci jiitu kaaw ambulance yi ma leen doon wax suñu leen joxee numéro yi ñu leen di jox mooy numéro fixe commissariat ak sama numéro personnel. donc nag ci tënk daal loolu lañu amoon ci li ñuy tontu ci seen doléance yi nga xam ni doon ngeen ko wax ci pour tënk encore jàpp leen ci xeex bi 20 heures na xale yi dugg ci seen kër ba 6 heures du matin ku ci am soxla bu urgent
am numéro yi ñu leen di jox nga woote ci ñu dem defal la urgence boobu soit hôpital la wala soit évacuation wala feneen fu mu mën a dem ñu def ko. à défaut aussi ñaax leen waa kër yi ñaax leen seen waa quartier ñuy indi utiliser saabu di utiliser gel bi ñuy raxasoo bi ñuy diwoo noonu ah di utiliser même les masques là te ñu wàññi yenn daje ci yenn bërëb yi feebar bi dafa réel ñun attanuñ ko am na foo xam ne bu fa àggee dana metti donc ñu comme yéen nga xam ne yéenay délégué yéenay relais communautaire yi moo tax ñu dajale leen pour wax leen nii leen lii mooy seen doxin lii mooy seen taxawaay bu ngeen àggee ci quartier yi àggee leen ko waa quartier bi bu ko defee ñëpp dinañ am jàmm te it comme li ko sëñ Bële waxee sëñ Lo c'est dommage quand même ndax sëriñ bu sant Lo barewul ci kanamu Jaxate waaw mais ci wàllu baatin ku ci mën a ñaanit nga ñaan ca la nga ca man pour yàlla def ci jàmm yàlla def jàmm Sénégal yàlla def jàmm Touba yàlla defal ñu jàmm it ñun ndax war a doxe sa soxla mënoo dem war a liggéey waroo liggéey metti na compréhension yooyu dañ koy dawal ñun police dañ koy comprendre di ko dawal chaque guddi dañuy daje lu cas yu ne mais dañ koy muñ comprendre population bi bàyyi leen ñu dem loolu la ñu amoon ci lu ñuy tënk loolu la ñu amoon ci lu ñuy wax donc wasalaam ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci seen teewaay.